asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu dellu si waat ak yéen si seen émission tey nag dañ leen di indil cere si suñu série cere yi ñuy waaj a def incha allah ñu indil leen cere bi nga xamante ni nag lu muy àndal mooy ndawal ak sauce tomate ak yooyu gars yi di ko gën a xamee si cere taaja bon par exemple lii nag moo siy dem dinañ soxla tomate fraîche dinañ soxla aussi tomate loxati dinañ soxla laaj dinañ soxla kii ndawal di ngeen soxla aussi ay légumes ku nekk légume bi nga am rek mun nga ko utiliser man maa ngi fi yore carotte patate douce ak aussi pomme de terre yore fi aussi kii courgette beneen façon la daal beneen façon muy sama squash ak yor fi aussi li ñuy wax yom donc moom moo fa nekk yor nañ fi aussi chou pommé yore fi tamit leeks moom mooy poireau yor nañu soble yor nañu huile ngeen gis pour li nga xamante ni mooy kii bi ci cere bi am nañu cere yor nañu raisin sec ku nekk bi nga am nañu aussi cranberry yor naa fi carotte ak peas yor fi aussi kii ngeen gis boîte yële mu nekk haricot blanc ak aussi pois chiche ñoom ñoo fa nekk ñaari variété haricot blanc laa yore ak pois chiche léegi ngeen gis fii foie moo nekk nii dinaa leen wax après lu ma koy doyee incha allah donc duñ def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah. gis ngeen fii nii li ngeen gis nii moom moo nekk foie bi ku nekk li tax may utiliser foie c'est que par exemple tey jii aw ma temps wu defar boulette jaga yu ndaw donc léegi pour remplacer ko damay defar loo xamante ni dina ma imiter tuuti jaga foie bi laay jël ma daal di koy trancher donc loolu daf may permettre man saa yu ma bëggee togg ceeb vrai kii cere dëggantaan boo xam ni like cere bu riche mun naa ko defar sans pour autant ne aw ma jotu defar jaga donc duma ko mun a defar lii benn astuce la boo xamante ni mun ngeen ko utiliser tamit gis nga boo jëlee foie wala même rognon yi si boppam rognon xar mun nga ko jël nga dagg ko daal di koy def nii moom tamit même chose lay def donc lii bu ngeen ko essayé incha allah day nekk loo xamante ni xam naa ni seen kër du ngeen ko mujj bàyyi parce que noppale na te aussi neex na torop macha allah donc dañuy daal di ñëw def ko ay cube yu yem nii rek nga xamante ni day xaw a imiter tuuti comme jaga voilà gis ngeen suñu kii bi foie baa ngi nii ñu daggate ko yépp donc damay daal di ñëw rek def si laaj daal di siy def tuuti assaisonnement bu ko defee ñu daal di koy xaw a saaf tuuti mel ni comme ku doon defar rek jaga fi mu ne nii. voilà ñu def si laaj gis nga dañuy def laaj bu baax daal di def suñu assaisonnement yi gis nga ail en poudre oignon en poudre tuuti paprika mu am aussi kii tuuti curcuma mu am aussi kii poobar ñu defar fii bi nga xam ne moom mooy am tuuti paprika moo nekk nii même chose la mais dañ ci dolli paprika donc da nga koy mélanger nii su la neexee nga bàyyi ko mu mariner ba ci kanam tuuti après avant nga koy saaf ñun dañuy ñëw saaf ko noonu bàyyi ko mu mariner ay 5 à 10 minutes ñu daal di le temps suñu ñuy teg suñu pool ak yooyu suñu cin nga xam ne dañ koy daal di saaf incha allah. dañuy daal di ñëw rek commencer def suñu kii bi defar foie bi bismillah. gis ngeen dañ koy bàyyiwaat beneen 2 minutes donc affaire bi yëpp booy xool dina la jëlal 5 à 6 minutes pour mu kii mu xaw a doore comme ni ñu buggee mu doore rek bëgguñu mu wow koŋ mais dañu bëgg mu mel ni comme après boo paree mu mel ni comme boulette couleur boulette boo ko saafee ni muy mel jaga comme noonu rek lañ bëgg mu mel donc dama koy joxaat beneen 2 à 3 minutes bu ko defee ma daal di koy seppi léegi nag ñu daal di def di jublu ci leneen encore gis nga ni mu mel nii koo waxul ni du boulette instant bi xanaa mu ñam ko ci lay door a xam ni du boulette waaw léegi nag gis ngeen dañuy daal di ñëw def ndawal li moom kii woon nañ ko mariné woon nañ ko ba pare dañ ci dolliwaat mais dañuy def rek pour mu gaaw incha allah bismillah.
ku mu neex nag soo amee sa bopp xarak yooyu mun nga ko ci def say laxas ak yu demee ni ki noonu mais ñun tey dañ koy jël rek mu daal di simple noonu donc lii dañ koy xaw a kiyal tuuti duñ ko sax dooreel yëpp dañ koy def rek rosi ndànk-ndànk bu ko defee ñu daal di ñëw mën a commencer def tomate yeeg soble yeeg bagage yu demee ni ki noonu incha allah. ku mu neex par exemple bala ngay def ndawal bi su fekkee ci même récipient bi nga saafee nga daal di xent diw bi bu ko defee nga raxasaat ci cin ba mu set bu ko defee doo ci gis yenn tache ñuul yi mais man je trouve que c'est pas méchant donc mun naa ko bàyyi mais bu ma gisoon ni dafa bëri loolu damay daal di obligé changer cin wala ma saafee feneen fu bokkul ak marmite bi may toggee soos. gis nga ma daal di def sama tamaate donc cere fat lañ koy def moom taf ñu pare jarul muy bëri tamaate noonu tamit jël sama tamaate njamb aussi def si gis ngeen ñu def suñu paprika moom mooy fël-fël bi genre fël-fël sa laa ko war a tuddee gis nga léegi nag ñu daal di ñëw rek def njulug bu gaaw bismillah voilà donc gis nga dañuy daal di dolli tuuti sel daal di dolli tuuti ci suñu mélange yu épices dolliwaat tuuti ci laaj parce que defoon nañ ci ndawal gi laaj léegi dañuy dolli rek leneen li ñu daal di koy def aussi ci nokkos bi donc dañuy def ba mu saf sàpp ak laaj gis nga léegi nag ñu daal di koy upp nag en attendant ñuy defar suñu yeneen légumes yi di ko xool léegi di dëbb suñu ay sauce soble muy maanaam nokkos bi donc bu ko defee bu ñu ñëwaatee ak yéen pour def ci bagage yooyu la incha allah. voilà gis ngeen suñu nokkos bi dañ koy commencer dëbb boo xoolee dama koy def en 2 étapes benn bi fii dama commencer ak soble bi léegi gis ngeen fii poivron ma yor ko mais damay def laaj bi. ak tuuti ci suñu épice bi donc ma daal di koy pulser bugguma mu mokk rumbax moo tax ma koy def en 2 étapes dama koy pulser bu ko defee ma daal di sotti lii jëlaat beneen bi defaat ko aussi bismillah voilà dafa am yenn yu dijji yu ma seen fii rek moom laay dugalaat fii comme damay pulser waat encore voilà donc bii mook pooro bi laay boole ma dëbb leen donc damay def kaani mu ngi nii moitié laay def parce que xaw ma nu mu safee ma jël aussi poivron bi c'est optionnel ku mu neex nga def si ku mu neex nga bañ ko def man dama ko yore ma def ko léegi nag ñu daal di ñëw si pooro bi pooro pour raxas ko moom dafa délicat voilà pooro dafa xaw a délicat parce que lii nii yëpp suuf kese la boo deful ne boo ko raxasul nu mu waree rek day xajamal sa togg yëpp léegi man li may def dama koy dagg ci kaw nii pour nettoyer ko parce que côté bii c'est pas appétissant gis nga normalement bu la neexee mun nga dem ci robinet bi di ko raxasee benn par benn su la neexee aussi mun nga ko daggate man yii nii dama koy raxas ci robinet bi benn par benn wala ma jël ndox nii di ko ci nettoyer nii comme yii dama koy tëmbal damay tëmbal quelque yeneen yi ma daal di koy fejet donc gis nga bi taxu koo salte noonu mais lii gën a garaaw li parce que dindi nañ ko mais gis ngeen nii suuf kese la gis nga lii nii ma yore nii moom set na donc lii laay daal di kii tëmbal léegi bu ko defee ma daal di changer ndox ñëw won leen nag léegi bi nga xam ne dama koy dëbb nu ma koy def aussi voilà li nga xam ne dama koy tëmbal nag dama koy fejet voilà gis nga bu ma ko fejetee nii ba pare si laay jël sama récipient bu am ndox dama siy def ndox bu xaw a bari quand même gis nga ma daal di ko si tëmbal ba nga xam ni yëpp day flotter looloo tax nga soxla ndox bu xaw a bari bu ma ko defee nii léegi dama koy jël gis nga fi mu nekk nii maa ngi koy bomb nii genre like yëngal ba nga xamante ni yëpp day tas gis nga su ma ko defee nii léegi dama koy bàyyi tranquillement
bàyyi ko mu reposer soo ko bàyyee nii baa ko bàyyee ay 5 minutes like 5 minutes di nga gis suuf bi mooy dem toog ci suuf bu ko defee yëf yi nekk ci kaw set wecc donc loolu mu dina la dimbali dina la gañeloo temps nga xam ne doo fi nekk di raxasaat bàyyi ko tranquillement 5 minutes nga ñëwaat fekk yëf yëpp bu fekkee am na suuf ak yooyu yëpp nekk ci suuf sa togg du xajam du def dara lii benn astuce la ci togg yi. xañ suñu légume léegi li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw rek bàyyi mu ñor ndànk-ndànk donc ñu daal di attaquer nag léegi cere bi incha allah. gis ngeen léegi fi mu nekk ni dañuy daal di ñëw comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek daal di jël kii bi poireaux yi nga xamante ne dañ ko xoojoon fii pour dëët bi maanaam tilim yi wàcc ci suuf gis nga ci kaw rek ngay fexe nag comme dañuy toog ci suuf ci kaw rek ngay jëlee gis nga pooro bi tilimul woon noonu am na tuuti quelque rek yu nekk ci suuf mais c'est pas méchant tilimul woon noonu tilim yu graaw yooyu daal voilà gis ngeen su ngeen defee nii di ngeen gis yenn débris yi ci suuf donc loolu rek la léegi ñu daal di continuer nokkos li après nag léegi daal di koy boole ci kii yi ñu defoon ci cin bi bu ko defee nag ñu bàyyi affaire yi nag di toggandoo ndànk-ndànk ñu daal di nettoyer ranger tuuti ñëw mun a attaquer cere bi ci boppam incha allah. gis ngeen donc cere bi moom jarul muy bëri soble parce que bu bëree soble rek day daal di mel ni ciu day nekk ciu léegi nag ñun dañuy dëb soble bi gis nga fi mu nekk looloo tax ma ko doon tojetee noonu pour nga xamante ni dañuy daal di am sauce bu far boo xam ne dina neex ba bëgg a dee te du nekk ciu benn yoon. donc nii la ñuy def wàññi affaire yi muy bax ak moom ndànk-ndànk après nag ñu nettoyer après ñëwaat ak yéen comme niñ leen ko waxee woon rek ci cere bi incha allah. gis ngeen léegi cere bi li may def mooy dama koy daal di jël commencer ko sebet donc bu la am na ñoo xam ne duñ ko sebet parce que mooy cere yi nekk ci kii ci sachet yi ñuy jaay yi am na yoo xam ne qualité yu baax la te vraiment xajamuñu daal léegi mais man il faut ma sebet ko daal di koy yàq aussi bu ko defee ma daal di koy tey mais ci micro-ondes bi laa koy teyee parce que aw ma teyukaay boo xam ne dina ma dimbali fii ndax ma gaaw fee jóge voilà gis nga léegi dama koy jël rek sebet ko nii après ñëw wan leen par exemple man nan laa koy yàggee ban système laay utiliser incha allah donc ma dem sebet ñëwaat après wan leen. voilà gis ngeen cere baa ngi nii man ni may seggee mooy maanaam bi ma koy sebet damay def nii rek ndox raxas nga gis par exemple benn impureté day yéeg ci kaw flotter nga tuur ko recommencer waat ba nga am ndox bu kii clair comme ni ma amee nii léegi man li may def mooy. comme leer na ma ni cere bi bariwul suuf wala amul suuf li may def mooy damay daal di jël ndox bi gis nga bu fekkee wóorul la ni soo defee lii cere dina ci àndaale mun nga jël sa tame nga teg ko nii bu ko defee nga mun a yàgg li ngay def ma daal di jël nag commencer ci kaw du ma dem du tout ci suuf du ma fa demagum gis nga ci kaw rek laay jël. kuy utiliser aussi ceeb boo xam ne dafa am ay xeer ak am ay suuf même système même processus nga koy defee te li ma fàtte woon wax mooy cere yii nii yi nekk ci sachet yi dafay ñëw am na yu am laalo am yu amul laalo donc man bi ma yoree nii dafa am laalo te vraiment fi ma ko jëlee te surtout man façon cere bi nga xam ne daf ma neex moom la sëñ Moustapha nekk New York moo ko soxnaam ñu koy wax soxna Kumba Aji Kumba ñoom ñoo fi jaar ñoom ñoo ñu jox tey ji cere bi nii macha allah cere bi neex na lool te dafa nekk cere bu dijji donc man cere bu dijji te sëñ Tafa moom lu ma jox moom dama koy apprécier loolu parce que si moom laay jàngee nag waaw si moom laay jàngee loolu ñu nekk ñu baax a baax mën gan lool bi ma demee New York moom macha allah gis nga voilà ñu daal di def nii gis nga. léegi nag may def ndànk-ndànk ba yegg ci suuf gis nga boo xoolee nii di nga gis dara nekkul ci suuf donc loolu moo lay wan ni cere bi vraiment macha allah daal dara nekku ci comme suuf wala xeer wala lenn donc man du ma continuer sax tey jii bu ma ci gisoon tuuti dinaa ko def 2 à 3 fois ba nga xam ni dem naa ba dootuma ci gisati dara mais bii nii alhamdulilah lenn gisuma ko ci léegi comme ci micro-ondes bi laa koy dugal gis nga nu mu xawee tooy nii
nii laa koy bàyyi noonu laa koy dugalee ci micro-ondes bi comme ça du ma fi nekk di ko wis di ko kaas saa su nekk comme bu fekkoon dama koy tey ci kaw inde donc nii rek laa koy defee micro-ondes bi loolu la neexee. gis ngeen comme li ma leen waxoon 5 minutes laa def dama leen bëggoon wan rek parce que bëggoon naa ko continuer mais gis nga boo defee 5 minutes ni muy mel gis nga. tooyul deful dara te dama koy continuer waat damay defaat encore beneen 5 minutes sans pour autant ma dolli ci dara comme liquide wala lenn li defoon noonu rek ci biñ ko sebetee loolu moo may toggal affaire bi fi mu nekk nii donc dama koy defaat yeneen 5 minutes ma dugal après ñu ñëwaat encore xool nu muy demee incha allah. voilà gis ngeen donc mi ngi nii li ma def mooy 3 fois laa ko dugal ci micro-ondes yi 3 fois yëpp bu ci nekk 5 minutes laa ko def parce que ndax quantité bi ma utiliser ku mu neex nag nga conseillé wu ma leen ngeen def ko 15 minutes yëpp en même temps parce que da ngay bëgg di yëngal di xool affaire yi nu mu demee noonu nu mu tëddee donc noonu ngeen di def parce que peut-être que yéen di ngeen soxla moins de 15 minutes ou bien plus que 15 minutes léegi dama koy sotti fu mag. fu gën a yaatu léegi dama siy daal di def tuuti sel tuuti laa siy def parce que dama bëgg a assaisonner ko en même temps comme ça moom tamit mu xaw a saf dara léegi le temps ñuy def nii di ko bàyyi mu xaw a sedd tuuti pour ma mun ko bomb léegi dañuy commencer defar suñu mbomb biñ siy def noonu maanaam suñu kii bi sauce jaga bi nga xamante ni moom la ñuy bombee affaire yi daal. donc ñu daal di dem ci gaz bi ma wan leen man ni may defee sam bos incha allah. voilà gis nga lu ngeen gis fii dama jël sama benn récipient daal di koy teg fii dama ci tonni ci ñeex bi fii ci ñeex bi laay tonni man du ma bombee ak diw parce que day am tendance di la neerloo soo ko defee ndax cere yi dañuy def mu bëri diw ak ay beurre ak yooyu man du ma ko def noonu du tout dama koy def noo xamante ni dina sain dina simple te du la sonal benn yoon jarul def ay suukar ak yooyu noonu parce que boo xoolee li ñu am ci glucide fi mu nekk nii ak cere bi donc loolu noonu boo glucide ak maanaam carbohydrate ak sugar ñaar yooyu ànduñu noonu daal boo ko defee da lay sonal rek après moo tax nit ñi bu ñu lekkee cere di nelaw ak di def yu kenn xamul loolu rek moo koy indi combination yi ñuy mélanger moo dul baax ci suñu wér-gu-yaram te loolu fokk ñu bàyyi ci xel yëf yi mën na neex te sans pour autant ñu def ci loo xam ne daf ñuy lor ñun ñëpp donc damay daal di tonni ci ñeex bi gis nga bu ma defee nii loo xam ni rek dina ma leer ni dina mun a bomb cere bi ma daal di taal sama gaz bismillah non bii la sax bismillah gis nga su ma defee nii léegi nag daal di dem jëli ji sama kii sama macédoine donc bi ma am petit pois la ak kii petit pois ak carotte moom laay jël ñoom togguñu leen donc moom laay jël dugal fii pour mu togg mais sinon haricots blancs yi ak pois chiches yi ñoom togg nañ leen ba pare donc layandi naa leen et tout après laa leen di def fii donc ma ñëw def rek fi mu ne nii ma def petit pois ak kii ak sama haricot bi nga xam ne sama kii carotte ku mu neex nga def bi nga xamante ne day amaale haricot vert mais man dama bëgg bàyyi ko nii rek nga xamante ni day simple noonu donc dañ koy bàyyi nii ma daal di jël encore sama desitu tomate gis nga li ma deseloon moom laay def fii comme du ma bomb ak ay diw ak yooyu il faut ma jouer aussi si yëf yi donc desitu tomate bi rek laay def comme defuma woon tomate bu bari si sauce bi donc loolu yëpp c'était fait exprès gis nga ñu def nii bàyyi ko mu bax buñ ko bàyyee 5 minutes rek moom dina pare dina ñor bu ko defee ñu daal di jël reste ingrédients yi def si daal di xool assaisonnement yi luñ siy dolleek yooyu bu ko defee buñ ñëwaatee xam naa mooy suñuy def restant ingrédients yi incha allah. voilà gis ngeen léegi suñu kii bi pare na suñu carotte bi ak petit pois yi ñor nañu
donc si laay ñëw def léegi sama pois chiche ak sama aussi kii haricot blanc dama am ñaari variété bu dijj ak bu sew tuuti dama ko def donc li tax ma choisir def si pois chiche mooy bienfait yi nekk si pois chiche ak haricot blanc aussi ñoom ñoo tax chaque fois ma leen koy wax donc booy togg il faut ñuy jouer toujours si li nga xamante ni moom mooy like li nga xam ni si suñu wér-gu-yaram la léegi buñ ko defee ñu daal di jël ku mu neex nga def raisin ku mu neex nga bañ ko def man damay def tuuti raisin def cranberry moom tamit benn xeet la rek gis nga su ma defee nii léegi nag daal di jël suñu kii bi foie bi nga xam ne dañ ko saafoon ba mu mel ni comme ku defar sa kii boulet jaga gis nga ma daal di jël léegi fi ma nekk ni li may def mooy damay tàngal kese affaire yi kese laay tàngal gis nga bu ñu defee nii lii laay jël nag léegi daal di koy bombee cere bi incha allah te beneen yëf bi nga xamante ni bëggoon naa ko attirer ci attention nit yi mooy par exemple su fekkee ni lii da nga koy def pour di ci tibbalaateeg yooyu man je vous conseille ngeen jël gant ngeen def ko parce que jàppal ni cere yi dañ koy teel a defar donc journée bi yëpp day nekk ci biti léegi soo bañee pour li ngay yàkkalaate walla même bu fekkee yéen a koy lekk mu xaw a mel ni lu forox surtout ak tàngaay bi boo utiliser gant dina tax ba yooyu yëpp du ci am ay forox ak yooyu gaaw a forox yi du ko def daal donc loolu lay du question de ay lenn comme def yëfu tubaab walla lenn mais daf lay dimbali aussi dafay tax ba nga xamante ni yëf yooyu yëpp du ci am incha allah bu ko defee li ngeen di yàkkal nit ñi walla li ngeen di lekk du ngeen am dara lu ngeen ci ragal bu soobee ki may. voilà gis nga léegi ma ñëw def léegi fi mu nekk nii man du ma def suukar wax naa leen ko sànq du ma def ay tàndarma. ak di ko dagg ak yooyu ku nekk nag yooyu yaay xool lu la neex man nii laay defee bu ko defee mu gën a am mu nekk lu gën a sain daal léegi du ma sotteendoo lépp ci biir damay def nii par tuuti tuuti au fur et à mesure may dem may xool ndax war naa dolli ou pas parce que comme li may wax rek toujours boo ko defee bu xasee ba lóor mënootoo ko dindi donc dolli cere rek moo fii sës bu boobaa léegi ñu daal di def nii gis nga su dee kuddu nga koy defee moom risque yi ma doon wax sànq yëpp du am mais di nga am benn moment boo xam ne foog nga dugg ak sa loxo donc defar affaire yi parce que buñ ko defee nii ba pare dañ koy dugalaat ci kii bi tey ko benn yoon kese ci micro-ondes bi benn yoon rek lañ koy def benn 3 walla 5 minutes boo xamante ni dañ koy def juste pour mu tàng jër après jeex na. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen cere bi nag moom macha allah macha allah macha allah cere bu neex a neex a neex la sëñ Moustapha nag yow yaa waral lii yëpp donc émission bi tey maa ngi koy may sëñ Moustapha Guèye ak soxna Aji Kumba ñoom laa jox émission bi parce que tey jii ñoom ñoo fi jaar yëpp donc cere bi neex na cere bu dijji la donc moom daal neex naa defar te xajamul deful lenn ñuy def ne gis ngeen fi ma génnee fii tamit sama tata moo ma ko jox muy soxna Nene madame Wade bi nekk ci Colorado University moom moo ma solal tey jii nag du ma def rek lu dul di leen remercier bu baax di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax bu leen fàtte di abonné wu ci chaîne bi et puis di partager vidéo yi surtout partager leen ko comme ça ngeen gën ñu mun a exposer et ñeneen ñi tamit mun ci jëriñu bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah